allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo tudd ak fooy wootee. man ñu daan fay Kër Massar. Kër Massar naka waa Kër Massar. ñii fi ñu si jàmm baax. nu ngeen def ak feebar bi. gis nga rek jaaxle nañ trop. ñu bëgg a jàngi doy na waa daal. lu jëm ci wàllum état bi li mu mën mu ngi koy def ñun sénégalais rek ñun ci boppam ñun ñoo gëmmagul feebar bi. loolu mooy suñu problème am ñoo xamante ne gëmuñu ko wax dëgg fa yàlla. surtout que Moussa bii day fees del arrêt oto yi. njëkk yaay gaa am ñoo xamante ne confinement arrangé wu leen. mais état bi war na wut solution ci yenn côté yi gaaw séddale comme ni ñu ko waxee ñu soxla aide yeeg yooyu du genre. loolu daal mooy sama xalaat parce que ñun ñi war a jàngi tiit nañ trop ci suñu avenir bi daal doy na waa ci année scolaire bi. ñu ngi rafetlu Sénégal yéen li ngeen def ñu ngi leen di suivre macha allah. te liggéey rafet na. merci beaucoup alors yow da ngay jàng. waaw je suis élève. alors gis nañu ministre de l' éducation nationale daal dina ne dañuy def li nga xam ne mooy ay cours à distance est ce que loolu yéen ànd ngeen ci. non ànduñu si comme ñun ñi nga xam ne suñu loxo jot suñu ginnaaw comme. amuñu yenn moyens pour connecté wu wala am ordinateur suñu parents yi. dafay métti si ñun daal ci benn côté moo tax loolu am na ñoo xam arrangé wu leen. waaw. mais yéen a ngi bàyyi xel bu baax a baax lu jëm ci wàllum sensibilisation beeg cas communautaire yi. dëgg la ñu ngi def lu ñu mën moom takku masque beeg raxasu bi moytu bi mais ak ñi nga xam ne dañoo war a wuti loo xamante ne dañ koy lekk à chaque fois dafay métti si ñoom boo leen naree tëj te amoo yaakaaruñu dara daal. dafay métti torop. waaw. Djilane ñu ngi lay remercier di nuyu waa Kër Massar yëpp. merci beaucoup mu nekkoon waa Kër Massar comme lu ñuy wax nag gis nga moom dama fa dëkk waaye nee na ba tey lu jëm ci wàllum rassemblement yeeg yooyu ci arekaar yi ma ngi fay am ba tey. léegi nag ñun suñu bopp. ngoone man yow. Ablaye Seydina Ababacar wala keneen ak keneen nga dëkk ci koñ bi dëkk Gunaas dëkk marché Zeng dëkk Pikine. Icotaf. ñun ñoo léegi nañ jël ngànnaay yi nekkul ci docteur keneen a ngi ci ligne bi ñu jël ko ñëwaat Pape dalal ko bokk. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi maa ngi lay ziar nga yëkkati kàddu gi wax ñu fan ngay woote ak sa tur. waaw man maa ngi tudd Khadim Dieng. keneen a ngi ci ligne bi di wootee Diourbel. maaleykum salaam. ñu ngi lay déglu lan mooy. sa xalaat sama sëriñ wàññil volume bi tuuti rek parce que dañ lay dégg di la déggaat. d'accord. allo. waaw waa kay Pape waxal ak moom ñu ngi lay déglu joxeel sa xalaat ci situation bi ñu nemmeeku actuellement. waaw en fait. ma ngay déglu boppam di. day seetaan boppam waaw wax nga dëgg. waaw wax naa dëgg kay. da ngaa teg xanaa lenn sa wet di seetaan sa bopp. waaw yaa comprendre nga quoi noonu laa defoon moo tax affaire bi. waaw léegi nag déglul ba pare seetaanaat sa bopp ayca. ayca bisimilah. voilà maa ngi tudd Khadim Dieng. ñu may wooyee Dieng Sala Fougrass maa ngi wootee fii ci Diourbel. bëggoon joxe sama contribution. ci Covid 19 bi ak situation bi fi nga xam ne fa la toll. appel bi may njëkk lancé wala avant ça sax maa ngi ñaanal sunu kilifa diine yi xalifa généraux yi ak waa jàngu bi yëpp. suñu borom yàggal leen fii parce que seen taxawaay am na solo ci sunu Sénégal. après loolu may lancer un appel à tous les Sénégalais que ñu respecter pandémie bi mu ñu xam ne dafa doon loo xam ne du ay caaxaan ni ñu koy mën a respecter nag mooy ñun ñëpp nañu discipliné ci mesures barrières yi discipline bokk na ci li nga xamante ni moo ñu ci mën a génn quoi qu'on puisse dire lépp loo xamante ni état bi génne na ko wala état bi lancé na ko comme mesure te ñun population bi amuñu ci benn discipline boo xamante ni moo ñu poussé à ce que ñu mën ko respecter luñ ci bëgg duñ ko ci mën a am. le 2 avril bi ñu amee le 2 mars bi ñu amee premier cas yooyu noonu. bu fekkonte ne mesures yi ñu dégagé woon population bi respecté nañu ko kon tey duñu agsi fii. mais la preuve en est que la majeure partie de la population ñii day wax ñu ngay wax ñu naan la gëmuñu ko ñu naan amut ñu naan politique la ñu naan am na lu ci laxasu mais ma bëgg a attirer attention rek politique est-ce que dana jaral gouvernement yenn perte yi est-ce que politique dana jaral suñu gouvernement ñu tëj les frontières tëj les aéroports
rentabilité yi ñu doon am ci aéroport yeeg frontières yi et tout ça mënatuñu ko am. est-ce que politique jaral na loolu gouvernement encore li nga doon am comme entrée mënatoo ko am mais en contrepartie yow da ngay dépenser plus génne dans un mois wala en moins d'un mois plus de 1000 milliards pour venir en aide de la population. kon loolu nañu dégager aspect politique yi ñuy wax pour camoufler pandémie bi nañu xam ne lu am na te dafa sérieux ici à Diourbel par exemple léegi xaw na tane moo au départ da ngay sensibiliser ay nit ñu ne ci xuloo ak yow di la ci mere. nga romb sa masque takk di dem man maa ngi commencé takk masque le 3 avril. moo waree jóge fii dem Proxaan c'était un mardi Proxaan nekk le 5. laa jënd 10 masques yóbbaale ko Proxaan au retour ma ñëwaat encore continuer dakk samay masque damay romb ñu naan ma yaa ngi mel ni bëy wuy ruur aw bëy ngay nirool bëyu nawet. pourquoi ngay wax ak ay nit ñu lay ñàkk kersa nga sol sa gant romb nit ñu naan la bu fekkee ménèbre nga kaay tonnil ñu suñu mool yi et cetera. fekk yow fa nga gisee. ak fa nga xalaate ak li nga ci comprendre ñoom xañ ne gisewuñ foofu. te koo ci waxal mu tourné la doo wax la lu la metti wala mu teg affaire fanatique yooyu noonu. te ñun kenn gënuñu gëm diine. kenn gënuñu gëm sëriñ bi. mais dafa am loo xamante ni science ak religion dañuy ànd. parce que mesure barrières yi nga xamante ni science bi génn na ko maanaam santé dégagé na ko. pourtant ce sont les mêmes mesures ñoo nekk ci diine. diine évoqué na ko ba pare. kon nañu ñàkk a respecté mesure barrières yi ñàkk a respecté diine la. dëgg la. ñàkk a respecté mesure barrières yi ñàkk a respecté diine la parce que diine dafa la wax ne na nga set. diine dafa lay wax ne saa boo xëyee na nga raxas sa loxo ñetti yoon. diine dafa lay wax ne bu mbas amee ci dëkk fekk la fa bul fa génn di dem feneen. bu la fa fekkut bul fa dem. mais pourtant loolu boo xoolee même nos autorités sanitaires là bu fekkee ne dañ ko wax ci seen domaine sanitaire ci science pourtant ça va de pair avec la religion kon nañu ko respecté kilifa diine gis nañ ku ci nekk. ni nga xam ne noonu la taxawee ci pandémie bi. yow mënoo appartenir ci benn confrérie ñu gis le guide religieux le xalif de cette confrérie. ak bu mu mën doon confrérie yépp génne ay moyens. def discours sensibiliser yow nga ne ci xalif ci confrérie bii nga dépendre mais lii xalif bi wax doo ko respecté. là également y a problème. moo tax ma ne nañu discipliné wu da ci am yoo xamante ni indiscipline dëgg la. indiscipline waaw loolu nag état bi ci boppam daf ci war a jël ay mesures. sévères ay mesures draconiennes mais da cee am yoo xamante ni du jàll. da ngay dem ci benn marché. nga def man dem naa ci benn marché fii au niveau de Diourbel ma parcourir toutes les entrées mais amul benn entrée boo xamante ni gis naa ñu teg fa benn mesure de sécurité avec quelqu'un koo xamante ni moom mooy assurer la responsabilité bala ngaa dugg mu ne la raxasul bala ngaa génn mu ne la raxasul su boobaa booy dugg yow doo ko duggaale booy génn doo ko génnaale. dëgg la mais am fii ce qui fait que nit mën na dugg avec le virus ñaanuñu ko yàlla contaminé ñeneen. wala mu dugg ci biir yoru ko am na ko yor ci biir contaminé ko mu génn contaminé keneen kon les marchés et les lieux publics nga xamante ni bien vrai que récemment gouvernement bi jël na ay mesures comme port de masque ak yooyu mais nañu pointé ay nit sur toutes les entrées ci portail yëpp ñu teg fa les seaux yu nga xamante ni les robinets def fa eau de javel def fa ndox balaa kenn dugg raxasu balaa kenn génn raxasu kenn du dugg te solo masque kenn du génn te solo masque. mais loolu c'est une mesure boo xamante ni bu ñu ko jëlee mën nañu dimbali ci lieu public yëpp. mais bu ñu waxee noonu bàyyi noonu wala ñu bàyyi ba rassemblement am ba pare force de l'ordre yi soog a ñëw di dóore di dàq naan ku solul masque génn loolu pour man ça ne sert à rien. dëgg la kàddu guy rafet na ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci vraiment li ma bëgg a wax lépp xajut ci émission bi. dëgg la xam naa dañ koy xaaj rek ba suba bu la neexee nga woote waat àggal ndax ñi war a woote dañoo bari. problème amul problème ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Diourbel yëpp ñi ci des kon jërëjëf. Dieng Saala Fougrass depuis Diourbel. ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Diourbel yëpp. merci. mu doon woote depuis Diourbel. li muy wax rek ci gàtt xelu ñenn ñi. ak ñoo xam ne duñu jël seen prévention dégg nga ko moom nee na ca période Porokhane ba yaakaar naa boobu arrêté bi sax génnul woon. ci la jëndoon rek ay maskam ngir fàggandiku ak ay gaawam. mais xam nga kaay tibbal ñu suñu xeer yi. am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. alhamdulilah noo tudd ak fooy wootee.
maa ngi tudd Moussa maa ngi woote Yëmbal. Yëmbal naka waa Yëmbal. Yëmbal ñi ngi nii ñu si jàmm nu alhamdulilah. ngeen tuddee ak feebar bi nag. Feebar bi mi ngi nii rek feebar bi moom Yëmbal moom bettuñu quoi parce que gars yi ñoom respecté wuñ mesure yi. autorités yi ñu ngi wax mais gars yi ñoom comme ñoom mbedd yi ñoom dañ ko habitué fa la ñuy toog di naan ataaya am ñoo ne boo leen waxee ñu ne la noo amul. feebar bi politique la yooyu lañ doon wax. nit ñi di sensibiliser gars yi bu doon masque yi faale wuñ ko lu ñu raxasu emprunté super yi tamit surtout man Yëmbal tiituma ci dara lu car rapide yi chaque jour ñu wax ko chaque jour car rapide yi emprunté duñ sol masque xaalis bi si ñoom lay jaar te xool leen yéen. benn 100 francs tey boo ko joxee emprunté bi ku ko jox xaalis rek daanaka dana la wecci. te ku mu wecci tey pièce boobu noonu tey bu amee virus bi tey kon ku nekk ci oto bi oto bu nekk tey dana ko am ku ci dugg da nga ko am. de deux moom chauffeur bee ciy am. Yëmbal respecté wuñ benn mesure car rapide yi respecté wuñ ko. tataay yi bu ñu yabee place yëpp toog bu ñu rombee tey benn agent man maa teg sama bët bu ñu rombee benn agent police mu droité ko attesté ko car rapide bi ñëw romb ko dugg après xaw ma nu muy demee noonu ak nu mu fay demee daal. après car rapide bi continuer dem. xam nga te loolu man l'axe de Thiaroye Yëmbal Malika laa ko gis. te loolu du yoon. benn yoon laa gis ñu doxal ko mooy benn jour yàggul commandant bi moo génn bi mu génnee car rapide yi yëpp kum ci taset boo yor masque mu attesté la. pourquoi kon yeneen éléments yi police yi duñ ci jàpp xam ne affaire bi seen dëkk la ñuy protéger xam nga. mais duñ ko def xaw ma luy daw ci biir xaw ma benn complicité la wala benn dafa am luy daw seen diggante loolu lañ war a wat te boo ko waxee tey xam nga am na ni muy demee Sénégal nañ xam ne affaire bi pandémie la adduna bi yëpp la jàpp. te suñu économie demeewul noonu. chaque jour ñu wax mais liñ naan balaa ñoo bàyyi dañuy bàyyi ba affaire bi dépassé nag ba nga xam ne état Sénégal mënul ko maîtriser. après ñu commencé na état nangam. yow koo xamante ne yow tey boo amee benn góom bu métti boo demee hôpital buñ la bindalee tey benn ticket passement 1000 francs nga kaas ne dafa cher. yow affaire bu toll nii doo jënd masque ak li la war boo mënul dox lu dul farata nga toog sa kër. mais duñu ko def te koo ci wax tey mu ne sa waaye man nangam man bàyyi fa la wala nangam yooyu dañ ko éviter. dañ ko éviter di ñaan yàlla dolli jàmm Sénégal. yàlla dolli sutura àdduna bi yëpp yàlla dolli fi jàmm. yéen tam seen liggéey rafet na trop chaque jour xam nga. macha allah yàlla dolli leen sutura ak àdduna bi yëpp. jërëjëf loolu suma xalifa yi yàlla dolli leen jàmm ak sutura. jërëjëf. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñu ngi lay gërëm mu doon woote depuis Yëmbal waaye Pape mu xam